asalaamaaleykum mbokk yi benn waxtu jot ci Sud FM seen rajo xibaaru digg bëccëg yi ñu dikk ak yéen ci li ci gën a fës. coronavirus di wéy di law ci dëkk bi tey jii juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti cas yu bees lañu rek daal di déclaré juróom-benn fukk ak ñaar ya transmission communautaire maanaam dañ leen wala te xamuñu fu ñu ko jëlee ay cas yu ñu rek daal di wàññi diggante Thiès Bignona Ziguinchor Kaolack Ndar Dakar ak yeneen i diwaan ñetti nit ñoo ñàkk seen bakkan lu wax ci wàllub situation fële ci Mali ñeenti fan gannaaw démission maanaam équipe nembo tànk Ibrahima Boubacar Keïta ci force waxtaan gi nag waa CEDEAO ñu ngi koy rek daal di wéyal waaye ay laaj ñu ngi samp kan pour mooy jiite réew ma ban soor maanaam ban ëllëg ngir IBK ak ñoñam tontu gi dinañ ko am ak kii de Etienne Makaba Sissoko di directeur centre de recherche d'analyse économique et sociale foofee ci Mali moo nekkoon tey ganuk Baye Oumar Gueye ci objection ñi nga xamante ne ñooy waa PDS ñoom nag lu ñu gis mooy di wax chef d'état yi maanaam jiitu réew mi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp réew bi ñu daal di ci yey yàbbe ci situation boobee ca Mali waaye fii ci Sénégal ñuy wax nag képp koo xamante ne élu locaux nga maanaam maire nga te bokk ci kujje gi nga tekki sa ndombal tànk ndax jot na ñu daal di rek def ay élection locale dinañ ci toftal xibaaru bitim réew ak wàllu tàggat yaram Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. ci kàddu gi mbokk yi dal leen nag jàmm xibaar yi dañ koy door rek wàllu coronavirus tey jii nag juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo amee wopp bi juróom-benn fukk ak ñaar transmission communautaire la maanaam dañ leen wàll te xamuñu fuñ ko jëlee ñetti nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukki test yi ñu jot a def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak juróom-benn cas contact mooy ñi nga xam ne am nañ feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé mooy ku jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom-benn fukk ak ñaar li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll. ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci gox wala quartier yi may waaj a lim Thiès am na ci juróom-ñeent Bignona am na ci juróom-benn Ziguinchor am ci juróom Dakar Plateau am ci ñett Kaolack am ci ñett Kër Massar am ci ñett Mbao am ci ñett Saint-Louis am ci ñett Tivaouane am ci ñett Almadies am ci ñaar Foundiougne am ci ñaar Liberté 6 am ci ñaar Sicap Amitié am ci benn Jëppal am ci benn Fatick am ci benn Guédiawaye am ci benn Guinguinéo am ci benn Xombol benn Kédougou benn la ci am Kolda benn Mamel am ci benn Mariste benn Mbour benn Waguñaay benn Oussouye benn Parcelles Assainies benn Patte d'Oie benn Richard Toll benn Rufisque benn ak Sacré-Cœur benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon wér nañu dinañu génn bés ni ki tey bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñaar ñu nga réanimation ñett malade ñàkk nañ seen bakkan bésu démb gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal jot na woññi fukki junni ak ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent cas positif ci ñooñu juróom-ñetti junni ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla yóbbu leen àjjana te jéggal leen mu ngi ñaanal aussi ñi des ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm.
ci ba tey ci wàllu coronavirus ñi di waa Cuba dinañu essayer ni ki ëllëg vaccin bu ñu fi teg ngir rek xeex coronavirus muy lu njëkk ci Amérique latine bu ñu sukkandikoo ci ambassadrice sénégalaise bi nekk foofee moom nag mi ngi ci doon waxtaan ak waa APS ci la wax ne Cuba daal dinay rek jàngat boobule am nañu sax dogalu centre national bi yor wàllub saytu garab yi waaye matériel yi ak tamit dispositifs médicaux yi dina tamit loole nga xamante ne mooy test yi dinañ ko def ci nit ñi nga xamante ne am nañu fukki at ak juróom-ñeent jàpp juróom fukki at ak juróom-ñeent ak ñi nga xamante ne am nañu juróom-benn fukki at jàpp juróom-ñett fukki at dina leen ko jox ñaari yoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett moom nag mi ngi wax ne résultat yi nag ñu ngi koy xaarandi benn fan ci weeru février atum 2021. Sud FM. ñu wax ci situation ci Mali waxtaani nag ñu ngi wéy ban ëllëg ngir rek ki nga xamante ni moo di IBK crise politique boobu nag mu ngay wéy foofee ci Mali ñu ne ki nga xamante ni nag mooy tey ji yor centre national di délégation bi nga xamante ni waa CEDEAO ñu ngi koy wëyal waxtaan bi nag ñu ngi koy wëyal foofee ci Mali ak waa conseil de sécurité des Nations Unies ñoom ñi nga xamante ne ñoo fa teewal waa Union africaine waaye kan la ñu war a teg ngir rek mu jiite Mali laata élection yi ban profil moo fa war a nekk loolee nag du yomb bu ñu sukkandikoo ci Etienne Makaba Sissoko moom moo nekkoon tey ji ganub objection ak Baye Oumar Gueye dégg ngeen ko sànq ci si émission sunu journalu 12h bi mën ngeen ko dégluwaat ci sunu site www.sudfmsenradio.com ba tey ci wàllub crise foofee ci Mali ak tamit ci dëkku Afrique yi ñi nga xamante ne ñooy waa PDS ñooy rek woo njiitu réew yi nga xamante ne ñoo nekkagum ci seen mandat ñu daal di ci jël ay leçons ñoo ñi ànd ak maître Abdoulaye Wade nag di woo képp koo xamante ne maire nga te bokk ci kujje gi nga daal di tekki sa nomba tànk ci boppu mairie yooyu le ndax seeni mandat jeex na. Moustapha Thiam mooy responsable PDS foofee ca Kaolack dañ koy déglu Mamadou Camara. li nga xam ne tey xew-xew la bu xew ci Mali te ñëpp def ci taxaw seetlu mooy ñi nga xam ne dañ leen a dénk bopp réew ci Afrique dañ cee am njàngat mi ñu ci war a jël mooy ñu war a xam ne maanaam pouvoir yi ñu leen dénk dafa doonu loo xam ne dafa sax ba tax na dañoo war a jóg nekk ci yitte askan bi comme niñ ko bëggee dem jaar si yoon léegi ñuy def loo xamee ne nii toujours bu ñu leen falee mooy ban yoon la ñuy aw ngir sax ci bopp réew yooyu ñu leen teg loolu nag dafa war a jeex ci Afrique te loolu tamit dafa valable ci képp koo xamee ne nii am nga ndomb tànk boo xamee ne nii maanaam réew mi moo la ko jox mbala gox-goxaani ñoo la ko jox te loolu liñ ci mën a teg loxo rek mooy tey ñi nga xamee ne gox-goxaani ñoo leen faloon ba tey seen mandat jeex ñoo ngi fa continuer di gérer mel ne dara xewut te loolu doonul loo xam ne jaadu na. looloo tax man mi nga xamee ne nii responsable laa ci parti démocratique sénégalais au niveau de la commune de Kaolack maa ngi suñu camarades yi suñu frères yi suñu sœurs yi nga xamee ne nii dañoo am ay mandat électif ay ndomba tànk si gox-goxaan yooyu ñu tekki seeni ndomba tànk ngir bañ a ànd si li nga xamee ne nii maanaam mooy mandat yi nga xam ne dañ koy def rek bëggu fa sax dàkk te yoon mayetu leen ñu nekk fa te waaj goo xamee ne nii dinañ xeex li nga xam ne moo jëm ci ak li nga xam ne mooy yell ci vraiment képp koo xam ne joxatuñ leen mandat su jeexee nga mën faa jóge te tamit li nga xam ne nii moom mooy calendrier électoral xam ne wax nañ ne élection yi war na tàmbale tey mandat bi fii la war a jeexee bu jeexee ñu doxal yeneen élection ñu xeex loolu ba nga xamee ne day sax Sénégal ba dàkk donc looloo tax ñun ñoo ngi leen di tàllal loxo te incha allah loolu fas yéenee nañ ci jàmmaarloo ñun waa parti démocratique sénégalais ak régime Macky Sall ba loolu doon loo xamee ne nii dañ doon cër boo xamee ne nii dinañ ko saxal ci Sénégal ba ku ñëwati di nga ko topp comme ni nga xamee ne nii loolu lañ ko bindee ci suñu constitution. wax ci wàllub xëyub ndaw ñi ak projet d'appui boo xamante ne dafa jóg rek ngir jàppale ndaw yi nekk ci kaw ga te waa FIDA daal di koy rek financé ànd ceeg nguuru Sénégal projet boobu nag lu ko tax a jóg mooy andi tontu ci jafe-jafe googu maanaam ñàkkub xëyub ndaw ñi juróom-ñetti diwaan ci Sénégal ñu ci nar a bokk zone des Niayes ci la bokk ngir rek juróomi at Massamba Diop mooy coordonnateur général projet Agri Jeunes dañ koy teewlu ak Babacar Ndaw
projet bi li ko tax a jóg mooy jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci jot ci buntukaay liggéey jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi am nañu ko ngir bokk ci secteur yi nga xam ne dana jur alal dana jur koom gàllankoor yooyu ñu xool nu ñu koy teggee donc gàllankoor yooyu biñ ko jàngatee bokk na ci gàllankooru jot ci suuf bokk na ci gàllankooru financement bokk na ci gàllankooru jaay ci marché bokk na ci gàllankooru technologie donc gàllankoor yooyu yëpp le projet bi di xool nan lay gungee ndaw yi pour gàllankoor yooyu teggi leen pour que ndaw yi gën a fës ci mbay mi wax nañ ko sànq tamit pour ndaw ñi mën a des ci mbay mi il faut que jàppale bi fexe ba ñaari ponk yi mu régler leen benn bi moo di ne mbay mi war na mën a dem ba dootul doon liggéey boo xam ne liggéey doole la bu metti donc loolu jafe-jafe la leneen li tamit mu doon tamit liggéey boo xam ne day jur koom-koom su nit di sëgg ci dara dafa ci yaakaar tamit loolu muy sëgg mu am ci lu doy loo xam ne dana ci mën a dund bénéficiaires yi ndaw ñi la war a doon mooy ñi dëkk ci dëkk kaw yi ndaw kaw yi la ñooñu ñooy suñu cible ci ñooñu ndaw yooyu ci diggante fukki at ak juróom ba fanweeri at ak juróom mu doon ndaw buy wër amagul am na xalaat du def benn liggéey wala que koo xamee ne door na benn liggéey pour lu jëm ci wàllu mbay ci lu jëm ci wàllu jur gi ci lu jëm ci wàllu forêt bi moo xam lépp loo xam ne jëm na sur suqali produit yi jóge ci forêt bi bokku ci mat ak ci lu jëm ci wàllu lépp lu laal ci jën ak wàllu woowu. ay équipement maanaam ay matériel agricole rek lañu daal di jox ay baykat yu jigéen yu nekk ci goxub Ziguinchor ak ay jigéen yoo xamante ne dañoo jóge rek ci yeneen i gox daal di ñëw dëkk foofee ci Ziguinchor ñu daal di leen jox ay piles de riz ak tamit bépp matériel boo xamante ne danañ ko soxla ci wàllub mbayum ceeb ki nga xamante ne mooy député Demba Keita moo leen ko daal di jox ni xalaat ni rek ne loolee mu ñëw dimbali leen ci machine dina tax rek seen liggéey gën a yomb mu gën leen a woyofal jafe-jafe yi nga xamante ne askan wa ñu ngi koy jànkonteel ngir rek daal di transformer li nga xamante ni mooy ceeb bi ñuy bay Demba Keita député la ci dañ koy teelu ci micro Ignace Ndeye. boo xoolee ñu bëri sax dañuy ne waa Ziguinchor lu tax ñuy am ay machine mais boo xoolee quartier périphérique yi comme Lindiane Djibo Kandialang tout ça ay béykat ñoo bare foofu. te ñoom ñooy béy ceeb bi ci faro yooyu donc ku béy ceeb il faut nga wol ko donc comme que amul yeneen jumtukaay donc moo tax ma xool naka laay mun a jàppale béykat yooyu pour ñu mun a am ay jumtukaay loolu mooy suñu teewaay tey. boobay gox boo xoolee Lindiane Djibo Kandialang yow c'est normal ay béykat ñoo nekk foofu mais boo xoolee Buxuyu ak Barkabu Naaw ñoom mënuñu ñibbi. mais ku mënul ñibbi depuis 29 ans taxul ñu fàtte la donc man suma combat mooy il faut que dëkk yooyu ñi mën a ñibbi am courant mais bala booba day foog ñu dund donc bu ñu amee seen matériel comme tey ñoom mun nañ ko utiliser fii fu ñu dëkk Ziguinchor bés bu ñuy ñibbi bu ñu amee courant ba voilà mun nañu démarrer ak seen machine bi. donc mënuñu xaar di continuer di xaar courant boo xam ne ñu ngi koy séntu plus de 20 ans wala ñi xaar déminage boo xam ne mu ngi yéex donc wax naa ko léegi donc ñi bëgg nañu ñibbi donc bala boobaa il faut que ñu di jàppale leen ñu mun a dund pour qu'au moins seen nguur gi continuer di leen gunge comme lu ñuy def waa Bichine. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew lañu koy dooree ak situation ba nekk ca Mali ñi di waa CEDEAO di wéyal rek waxtaan gi gannaaw ba ñu rencontré démb ñi nga xamante ne ñooy waa junte bi ak président IBK ak tamit ka fi nekkoon premier ministre di Boubou Cissé ak ñaar fukki nit ñoo xamante ne militaires yi ñoo leen jàpp ak ay civil ki nga xamante ni mooy président assemblée nationale daal dina ci bokk di Moussa Timbene délégation bi nag ki nga xamante ni moo fi nekkoon président Nigéria di Goodluck Jonathan moo ko rek daal di jiite tey ji ci dimanche bi dina waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo bokk ci conseil sécurité des nations unies ak ñu fa teewal ñi nga xamante ni ñooy waa Union africaine.
wàllub coronavirus bilan bi di wéy di law fi mu nekk nii nag ñi ci ñàkk seen bakkan ëpp na juróom-ñetti fukki junniy nit juróom-ñetti fukki junniy nit ñi nga xamante ne nag am nañu wopp bi ëpp na ñaar fukk ak ñetti millions bu ñu sukkandikoo ci waa AFP ñi nga xamante ne ñooy waa université bu Algérie ñoom dinañu tijji waaye du ñëpp ñoom ñooy tijjendoo tey ji ci dimanche bi université yi nga xamante ne tëju woon juróomi weer ndax mbas mi di coronavirus dinañ rek daal di tijji par benn dinañu xool ñi nga xamante ne nag ñooy préparer seen mémoire ñu daal di rek tàmbaliwaat seen soutenance de thèse ak doctorat fi mu nekk ni nag ñu dalal suñu invité. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi Thiès lañ koy rek daal di jëlee Babacar Ndaw moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko. Voilà, monsieur Massamba Diop, le coordonnateur projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs. Projet bi lan moo ko tax a jóg. projet bi li ko tax a jóg mooy jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci jot ci buntukaay liggéey jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi am nañu ko ngir bokk ci secteur yi nga xam ne dana jur alal dana jur koom gàllankoor yooyu ñu xool nu ñu koy teggee donc gàllankoor yooyu bi ñu ko jàngatee bokk na ci gàllankooru jot ci suuf bokk na ci gàllankooru financement bokk na ci gàllankooru jaay ci marché bokk na ci gàllankooru technologie donc gàllankoor yooyu yëpp le projet bi di xool nan lay gungee ndaw yi pour gàllankoor yooyu teggi leen pour que ndaw yi gën a fës ci mbay mi wax nañ ko sànq tamit pour ndaw ñi mën a des ci mbay mi il faut que jàppale bi fexe ba ñaari ponk yi mu régler leen benn bi moo di ne mbay mi war na mën a dem ba dootul doon liggéey boo xam ne liggéey doole la bu metti donc loolu jafe-jafe la leneen li tamit mu doon tamit liggéey boo xam ne day jur koom-koom su nit di sëgg ci dara dafa ci yaakaar tamit loolu muy sëgg mu am ci lu doy loo xam ne dana ci mën a dund. tey ku ci war a bénéficier yan mooy critères yi. bénéficiaires yi ndaw ñi la war a doon mooy ñi dëkk ci dëkk kaw yi ndaw kaw yi la ñooñu ñooy suñu cible ci ñooñu ndaw yooyu ci diggante fukki at ak juróom ba fanweeri at ak juróom mu doon ndaw buy wër am na xalaat def benn liggéey wala que koo xamee ne door na benn liggéey pour lu jëm ci wàllu mbay ci lu jëm ci wàllu jur gi ci lu jëm ci wàllu forêt bi moo xam lépp loo xam ne jëm na sur suqali produit yi jóge ci forêt bi bokk ci mat ak ci lu jëm ci wàllu lépp lu laal ci jën ak wàllu woowu donc ñeenti buntu yooyu mun nañu wax te mooy ñeenti buntu yi nekk ci secteur primaire ñeenti buntu yooyu yëpp la ñuy ubbi que féete ci production ba ca féete que ci wàllu marché bi donc bu lay doon. xale bu ngeen leen di tàggat ndax mees na wax ab ndàmpaay bu leen gunge wala bu ñu paree ngeen leen di jox ab financement koppar boobu. su fekkee ne ndaw la boo xamee ne dafa am projet kooku suñ ko tànnee ba pare yóbbu ko ci centre bi su defee formation ba pare foofu la ñu koy jox xaalis boo xamee ne dana jum du doon xaalis mais soit matériel lay doon wala intrant lay doon pour mu door liggéey boobu su ñu jëlee firnde rek ci ne koo xam ne dañ ko war a jàngal mu def embauche su demee def embauche ci centre boo xamee ne jege na ko ba pare su dellisee dañu koy yëkkati ànd ak moom la mu jàngi woon ñu jàppale ko ci su dee ne jënd ay xar la ñu jënd su dee ne tabax bergerie la ñu def ko donc loolu mooy pour mu door su dooree nag ba def benn opération ba am xaalis ñu mën a ànd ak moom gunge ko ci banque bi gunge boobu duñu la lebal amuñu fonds bu ñuy teg foofu pour banque di la ko lebal li ñuy mën a teg mooy mutuelle de cautionnement lañ leen jàppale ànd ak banque yi waxtaan ko pour ñu jàppale leen ci jotim financement pour jeunes yi. tey misaal bu ne fii si biir commune bu Thiès rek am na 8000 dawalkatu Jakarta tey ñoom bu ñu bëggoon dugg si projet bi alors que Thiès ville maanaam du zone rurale ndax mënees na leen si jox seen chance. su fekkee ne ndaw la bu nekk fii di def Jakarta mais dëkk mun nañu wax Colobane Thiombane wala dëkk Moralan wala dëkk Notto Gouye Diama wala Notto Diobass ak kooku mun na bokk ci liggéey mais su fekkee ne résident fii la dëkke donc kooku jubluwuñu parce que ñun jeunes ruraux yi lañ jublu encore que suñu ko poussé ba pousse ci wàllu résidence bi am na tamit lu yoon tëral loolu tamit bokk na ci ay ponk yi nga xam ne dañu koy sélectionné nit ñi ñan ñoo war a am financement. jërëjëf zone yi nga xam ne taamu nañ leen lan mooy seen particularité ci wàllu suuf. seen particularité nekk d'abord zone yooyu soo xoolee bu ci nekk am na potentiel suñu jëlee ci wàllu Thiès bi nga xam ne jege nañ zone des Niayes bi donc horticulture bi waxi noppi élevage bi waxi noppi activité de service yi waxi noppi
mbay mi ak leneen tamit waxi noppi. alors aussi ci wàllu pêche bi ci li nga xam ne tamit laal na ci diwaanu Thiès donc gox bu ci nekk ci yooyu am na potentiel boo xam ne projet bi dafa jóg sur xool potentiel boobu jéem fi sóob ndaw ñi maintenant suñu jàngatee tamit dañuy am ba finalement li ñu mun a tuddee congestion moo di ne suñu jëlee benn secteur rek bëgg a sumb ñëpp ci secteur boobu day dem ba buuxlu day metti buuxante bi day metti ba ku ci doon am dara sax dootu ci am dara loolu tamit lu jar a sóoraale la alors mais ñu xool naka la suñuy féetee ci production bi ñeneen ñi nekk dans transformation wala dans commercialisation loolu tamit war na doon jàngat boo xam ne tamit war nañ ko mën a def donc loolu pour mën a tontu ci sa laaj moo di ne zone bu ci nekk am na mandargaam ñun nag mandarga boobu la ñuy jéem a ñëw dugal ci xale yi ndaw ñi ne secteur bi am na rentabilité. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi gën a fës ci ayu bés yu ñu génn fii ci seen rajo Sud FM. xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci coup d'état ba nga xamante ni daal dinañ koy nemmeeku ca réew Mali seen ba njiitum réew di Ibrahima Boubacar Keïta daal di tekki ndombal tànkam gannaaw ba nga xamante ni takk der yi daal dinañ koy teg loxo ni ki fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gi ñu daal di ne mu di ñeenteelu coup d'état ba nga xamante ni daal dinañ koy nemmeeku ci taarixu réew Mali. aw comité national pour le salut du peuple CNSP ñu daal di koy taxawal yooyu les soldats fas yéene yore nguur gi wa fas yéene ko itam di wëyal ba tax na ñuy sàkku ci askan bi ñu daal di lëkkale seen ëpp doole ba mën a amal li nga xamante ni moo di transition amal ay élection yi nga xamante ni ci anam yu mucc ayib lañ koy daal di taxawalee. waaye bile coup d'état neexul benn yoon communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest di CEDEAO bi nga xamante ni moom mu ngi koy daal di dàq waaye di sàkku itam ñu daal di teggi loxo ci nu mu gën a gaawee kii di Ibrahima Boubacar Keïta yóbbuwaat ko ci seen palais boobule mu daal di wëyal liggéeyam teg ci CEDEAO jël ay sanctions daal di koy teg ci ndoddal militaire yi nga xamante ni daanaka ñoom ñoo daal di amal googule coup d'état mu mel ni aw embargo la ñu daal di def réew Mali Amadou Moustapha Dieng. CEDEAO di kuréel gi ëmb njiitu réew yu nekk ci Afrique sowu jant doon nañu daggee ni ki tey ngir waxtaanee lépp jëm ci wàllum ëllëgu Mali ni ki noonu li ngi jàpp moo di ba léegi dañuy wëyal daan yi ngi tegoon ci kaw Mali tey di laaj ni mu gën a gaawee daal di teggi loxo Ibrahima Boubacar Keïta ak yeneen kilifa yi nga xam ne ngeen teg loxo ginnaaw bi nga xamee ne am na coup d'état foofu la ca réew ma ci noonu ñu xam ne ñoom nanguwuñu benn yoon taxawaayu CNSP bi di comité national pour le salut du peuple bi nga xam ne ñi foqati nguur gi ñoo ko fa teg ñu ngi sax laaj ñu teg ay daan ñooñolee ak ñi leen jàppale ñu xam ne fii ci Afrique sowu jant moom kenn waratul foqati nguur daal di ko jaare ci wàllu coup d'état looloo tax ñuy xam ne ñoom mënu ngi def leen lu dul daal di dakkal toogaayu Mali ak it bokkam ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ay kuréel ñeel mbootaay googule di CEDEAO te lu ni mel fasaasa lañ koy dooree ci li jëm ci wàllu frontières yi ci suuf si ak ci jaww ji ñoom it tëj nañ ko ràpp diggante Mali ak bépp réew bu nekk biir CEDEAO ba ki sax lépp jëm ci wàllu jokkalante wàllum koom-koom ak njaay ak njënd waaye ubbi nañu benn prox ndollu ñeel lépp lu jëm ci wàllum garab wàllum essence ak carburant ak it wàllum électricité liñ ci bëgg nag moo di daal fexe taral mbir yi ci kaw ña yore nguur ga fële ca Mali daal di leen dañax daal di leen tànc ba ñu nangu daal di waxtaan daal di dellu situation boo xam ne mooy tax Mali nekk ci jàmm te it ama institution yoo xam ne dafay tegu ci yoon ca pegg ba ñi nga xam ne sax ki nga xam ne moo di Goodluck Jonathan nekkoon ku ñu taboon ngir mu dox tànku jàmm ba léegi jox nañ ko mission ngir daal mu fexe ni mu jubaatlee ba dagalee parti ya ñu mën a waxtaan kuréel gi lee di CEDEAO di yëgle it ne ña ngay yokku li mu takk der yi nekk ci force en attente bu CEDEAO mu mel ni daal dëgëral seen kàddu waaye ubbeeku ci wàllu waxtaan ñaari taxawaay yooyu le kuréel gi lee di CEDEAO daal di jëmmal ni ki tey ki seen waxtaan bi ngeen amal ci xarala yu yees yi. waaye taxawaayu kuréel gi lee di CEDEAO daanaka yëngulul benn yoon mouvement du 5 juin di M5 bi nga xamante ni ki aljuma ji daal dinañuy amal aw ndaje bu mag foofee ca diwaanu ko Bamako di capitalu Mali ngir mën a sant ñi nga xamante ni ñoo di soldat yu daal di jëlee kookile di Ibrahima Boubacar Keïta ci seen boppum réew mi lee ay militaire yeneeni personnalité ba ci imam Mahmoud Dicko daal di fekke yooyu leen daje imam Mahmoud Dicko profité aussi di dànkaafu kuréel gile di CEDEAO waaye itam di sàkku ci réew Mali ñu daal di boole seen ëpp doole teg ci itam di gërëm képp ki nga xamante ni daal di ngay ànd ci googule coup d'état xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci itam
examen yu certificat de fin d'études élémentaires ñu gën koo xam ci CFEE ak itam concours d'entrée en 6e yi nga xamante ni daal di nañ koy amal niki alxames jàpp aljuma mu di examen yi nga xamante ni mu ngi daal di tombeex mbas mile di Covid-19 fii ci réewum Sénégal waaye jëwriñ ju ñu dénk wàllum jàngameex jàngale mi di rafetlu bu baax a baax anam yi nga xamante ni yooyu la l'examen daal di nañ koy tëddee fii ci réewum Sénégal Mamadou Talla. mais li ñu gis mooy wax dëgg yàlla que liñ ko bëggee woon noonu la demee mesures barrières yi respecté nañ ko élèves yi ñëw nañu jël seen masque toog calme école yi également set ñu ne ma en tout cas élèves yi ñu ne ma épreuve bi jafewul waaw donc écoles yi ñu am également si biir Sénégal partout au niveau des IA pour le moment ça se passe bien. waaye lu am ba des moo di yenn ci ay bërëb yu bëree bëri fii ci réewum Sénégal rawatina ci banlieue bu Dakar yooyu leen dong ñu ngi daal di composé ci ay classes yi nga xamante ni aw mbënd lañ fa daal di nemmeeku yooyu leen mbënd sax tax bay ndaw yi quartier Lansar ci banlieue bu Dakar ba léegi ñoom daal di wàcc si tali bi ñoom li ñuy ñaawlu moo di moto pompe yi nga xamante ni daanaka dafa daal di taxaw fonctionner defatu ko yooyu leen manifester takk der yi ñoom ñoo ko mujjee tasaare El Hadj Moussa Thiam. ndaw yu dëkkee ca quartier Lansar ak ñi ko wër nag foofee ca commune bu Tivaouane Diacksao daanaka dañoo wàcc si mbedd mi rek ngir wane seen naqar tey sànq ci début après midi bi ñoomee nag dañoo génn rek barré route nationale bi ci ñaari sens bi yëpp nag ca niveau foofee nga xam ni moo la ñuy wax tableau Tivaouane ngir naqaru daal paanu moto pompe bi nga xam ne nag moo doon yóbbu ndox bi génne ko seen quartier te mu indi leen ay lorange tey si suba ñoomee nag barré nañu tali bi ba taali sax ay pneu ngir wane daal seen naqar ci li jëm ci wàllu inondation yi loolu nag dem beeg dikk bi nag daal di gàllankooru lu toll ni benn waxtu foofee ci route nationale bi am na ñoo xam ne sax dañoo mujj wàjji oto yi daal di dox bañ a sonn ci li nga xam ne moo di taxawaayu oto yi ca mujjantal gi nag ñi di takk der yi dañoo ñëw nag daal di tas groupe ndaw yooyee ñu daal di daw dugg si seen i quartier yi taw tey subay tamit indi na gàllankoor askan wi nekk ci caaru simeer ba ñuy xibaar ni sax maternité bi daanaka daal ndox commencé woon na fa dugg ni ki mel nag lañ nemee ko fële tamit ca cité Sotrac ci Kër Massar foofee li nga xam ni moo di moto pompe bi askan wi jëndaloon seen bopp sax daa mujj paan ba fu mu ne nii jamono ji jàpp nañ ni daal ca mbedd mi la ñu nar a fanaan sorewul dara ca foofee di Parcelles Assainies Kër Massar ni ki mel la ñuy jànkonteel ndax ci nag jàpp nañ ba jaxaay tamit foofee ndox mi daal bëri na lool ci mbedd yi ca Géejawaay école 20B foofee ca cité Jënxoob nag foofu nag ndaw yi nga xam ne sax dañoo war a defi l'examen daal dañoo mujj di defi seen i l'examen si biir ndox mi école boobee daa fees dell ba ñi nga xam ne ñoo fay jàngale sax xawoon am am naqar tuuti ca lañ fay ci anam yi ñuy liggéeyee commune bu Thiaroye Gare tamit ni ki mel lañ fa nemmeeku foofee tamit li ñuy defaraat te li jàmm gën bi tax na ba oto yi di dévier di jaar ci ay di jaar ci quartier Biafra bu am dala loolee nag tax na ba ndox mi nag daal di dugg ci gox yooyee ba fu mu ne nii sax dañoo baare yoon wi tamit oto yi ne duñ fa jàll ndaxte nag lañ fay jàll day tax ndox mi di gën a dugaat seen kër yi ndoxu taw yi nag tey indi na gàllankoor ci gox yu bëri nga xam ne ñoo ngi ci banlieue bi ñu bëri sax jàpp nañu daal bu nguur gi yëngatuwul ak asamaan si nu mu xiine nag boo mooy daal ca mbedd ma la ñu nar a fanaan yi wala sax daal di dooni ay sinistré dem ci biir école ya ku leen joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise El Hadj Moussa Thiam pour rajo Sud FM. bàyyup néganiku fukk ak juróom-ñaari ndaw yi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo foofee ca Tóobeen daanaka am nañ ko fi lekk ñuy daal di xaarandi la nga xamante ni moom la juge bi di dogal ci seen procès boobule niki àllarba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août googule procès ñu daal di koy amal ca tribunal bu flagrant délit bu Thiès niki aljuma gi ñu daal di génn mu di mbir mi nga xamante ni mu ngi daal di dox ci diggante askanu Tóobeen ak itam këru liggéeyukaay bile di ICS Thiès Babacar Ndaw tolloon nañu fukki doomu aadama ak juróom-ñaar ci jàkkaarloog àttekat bi ci tribunal des flagrants délits bu Thiès waa Tóobeen ñoom ñëpp ñibbi nañu ci aljuma ji ginnaaw ñeenti waxtu ab procès maître Adama Fall a wax ci pool d'avocats yi nga xamante ne ñoo doon àtte waa Tóobeen. suñu client li ñu wax muy seen akulaay taala muy liñ leen layal mooy ñoom fekkee wuñ defuñ dañuy déparé foofu ba pare nag doog a toog waxtaan parce que kenn dàqul waxtaan ci mbir mi ndax mbir mi mënul am solution boo xam ne day sax abadan lu dul nit ñi dañoo toog waxtaan ndax mënoo fekk ay nit seeni tool yoo xam ne seeni maam ñoo ko dëkkee ay téeméeri at nga xëy rek ne leen génn leen ci te amul dara loo leen dàmpee. avocat ndaw yooyu sax seen lim daanaka fukk lañu woon ak ñett ñu nga xamante ne ñoo leen magal maître Diallo bu Amnesty maître Assane Dioma Ndiaye ak Khoureychi Ba. sant yàlla bu baax waaw parce que tribunal comme ni leen ko waxee xale yi juge yi xiif nañu daal def seen liggéey bu baax am nañu juge yu xarañ lañu yaakaar nañu ni xam nañu seen valeur te il faut aussi xale yi wane ni justice fu mu newoon la war a nekk ba tey ils n'ont pas froid aux yeux ndax en général yii mënoon nañu jël décision en 2 secondes sur le siège parce
parce que ñett la ñu suivre nañ débat ils ont préféré comme ni leen ko laajee ñu renvoyer ko délibéré pour mën motiver seen décision ndax ëllëg c'est important problème yu mel ni problème mu suuf buy am tam waxuñu du am de ba muy am ñu respecter toutes les formalités juridiques loolu moo ci neex moo am décision bi nga xam bu ñu ko jëlee bàyyi nañ leen ba pare mais décision bi doon décision bi nga xam ni état bi ci boppam moo war a def attention. muy procès boo xamante ne société civile yi desuñu ginnaaw askan bi mbooloo bu bare ba tax na police si suba cuuy la wëralee tribunal bu Thiès ay barrière bañ kenn koo xamante ne mën nga jege tribunal bi askan bu Sénégal ñi ñëwoon tey ci Thiès ñu bare jàpp nag ne li ñu jàpp si dogal bu ni mel coow suuf war na mën a jóg ci Sénégal waaye it justice bi rawatina ndaw yi nga xamante ne tey jii sax ñu nekkoon à la barre wane nañu seen àtte dëgg Babacar Ndaw Thiès Sud FM. mbokk yi mu daal di yemoo fi ñu daal di ndar képpe li gënoon a fës ci xibaar ci ayu bés yu ñu génn fii ci seen rajo Sud FM. Khady Sène. ñu koy jaajëfal moom Babacar Samb ñu ne fii la ñuy ndar képpe xibaar yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoog jàmm.